donc maa ngi leen di taxeerlu bu ñu amee benn ligne bi rek ñu doog a démarrer man bëriwuma li may def ay live d'ailleurs mais situation bi moo exceptionnel te bu demee nii ñun dañu war a ñëw indi la bonne information parce que am na ñuy wax sax ne Clédor Sène arrêté nañ ko donc maa ngi taxirlu tuuti bu ci kanamee ma ñëw am ak yéen jotaay waxtaan incha allah donc à tout à l'heure. Nafi Sissoko, merci. On attend les autres. Pambalo, merci. Voilà, partagez. Partagez leen surtout avec vos amis. Parce que fi mu nekk nii ñu bëri bëgg nañu xam lu xew. Donc voilà. ñi nga xam ne mën nañu partager live bi nañ ko partager dans quelques minutes incha allah. Voilà. On vient de me couper l'électricité chez nous. Voilà, comment ça se passe, mais on vient d'être privé d'électricité. J'ai dû me déconnecter du Wi-Fi. Bon, on va trouver une solution. Non, attendez un peu. Il y a une coupure là, dans le coin. Attendez un peu. Attendez un peu. Attendez un instant.
salam salam yéen ñi nekk en ligne may leen ñu quelques minutes rek on vous revient tout de suite on vous revient tout de suite. Madisek bonsoir, Bibadien bonsoir. Merci Tcherno. Bon, écoutez, je crois que, je sais pas, c'est une coïncidence. Dañu jékki-jékki koñ bi yëpp coupé courant ci wifi bi laa connecté woon ma activé sama données mobile léegi je crois que je vais faire le live dans le noir finalement du mu fi nekk di taal ay bon attends je vais voir attends. Oui. Ouais. Ah, je ne veux pas répondre. Voilà, c'est mieux comme ça. On va y aller. Salam alaikum wa rahmatullah. Sama mbokku internautes yi sama mbokku followers yi. Donc depuis un bon moment ay rumeurs yu doy waar ñu ngi répandre ci internet bi di wax ni man Dick daf may rechercher activement loolu dara nekku ci parce que man duma ko ñuy rechercher parce que man maa ngi dëkk fii front de terre en face de la gendarmerie ñëpp xam nañu sama kër Dick xam na sama kër parce que mës na fi indil convocation pour affaire Petro-Tim sama téléphone Android la c'est un téléphone simple géolocalisable et tout donc sama activité yi ma def de la journée yëpp j'ai accordé des interviews toute la journée et ñu ngi def lu ñuy def toute la journée dafa fekk ni dañu nekk ci dëkk boo xam ne dañu jëm ci dictature ak ci salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama yi te loolu moo tax a jóg coalition citoyenne le peuple mooy li ñu leen di araftu rek naan leen bu ñu toogee waaw c'est sombre mais c'est pas attends c'est mieux là donc mooy li ñu leen di wax ci coalition citoyenne le peuple ñu ngi jëm ci dictature parce que ñun dañu toog booru timis ñu dégg ni Assane Diouf dañ ko arrêté ci arrestation bi
ñuy ñuy wax ni benn audio la bu fuité boo xam ni man maa ci doon wax moom lañ ko incriminé loolu nag la presse en ligne bi yëpp reprendre mais bu fekkee ni ay kàddu yu jóge ci man la bu fekkee ni ay kàddu yu jóge ci man la am na un commentateur qui dit on me cherche bu fekkee ni ay kàddu yu jóge ci man la mais normalement man la ñu war a jàpp parce que man maay responsable kàddu yooyu kon waruñu ma fi bàyyi dem di jàppi Assane Diouf mi nga xam ni moom waxul waxaanul yëgul tinul kon loolu mooy première chose sànq ba léegi maa ngi jéem a jokkoo ak avocat Assane Diouf pour am lu leer lu ma teg seen loxo mais boobu ba léegi jotuma ko te comme mu ngi guddi ma ni naa wax ak askan bi benn yoon pour wax leen ñaari précision benn bi ba léegi leeragul ni li ñu bind ni moom moo waral arrestation Assane Diouf muy audio bu fuiteeg yooyu ni looloo tax ñu arrêté Assane Diouf ñun coalition citoyenne le peuple ba ñu ko sosee ba léegi li ñuy wax dafa leer dañuy wax ne ñun pour mettre terme à cette dictature dañuy organiser wu au niveau de tous les quartiers dañuy organiser wu au niveau de toutes les villes dañuy organiser la résistance parce que ñëpp gis nañu li xew jamono yi ab adversaire politique bu ñu bëgg a fàggaagal ci ay moyens juridiques ci ak ay complot ñu woote askan bi yëpp parce que ñun Sénégal dañu jàpp ni lii suñu ko bàyyee mu jàll dictature moo fi installé wu ba faw te ñoom jël nañu une armée de jeunes pour mener une guerre numérique en ligne pare nañu pour envahir réseaux sociaux yi internet beeg Facebook beeg commentaire site yeeg YouTube yeeg yépp pour contrebalancer élan bi nga xam ne moom la patriotes yi am pour que nu mu tuddati dëgg dellu si donc may dalal seen xel ne man de police yëpp xam nañu sama kër gendarme yëpp xam nañu sama kër te man en face gendarmerie laa nekk sama bundu kër en face dafa am sax caméra de surveillance mooy poto lampe yooyu ànd ak caméra de surveillance devant chez moi kon ñoom man pour fi may fekk jaaxalu leen donc information bu erronée la Clédor activement recherché par la DIC am na sax ñu ni Clédor alpagué par la DIC ñu ni jàpp nañ ma donc loolu yëpp dara nekku ci donc fii ak suba dinañu xam lan moo ci nekk en réalité danañu xam Assane Diouf lan moo tax ñu jàpp ko parce que am na ku ma ni dafa defoon live fan yi boo xam ni xëy na ci loolu lañ koy toppee ay kàddu te Assane Diouf ñi ko xam ñëpp nee na ñu deful live parce que live am ça passe pas inaperçu donc maa ngi gis benn commentateur naan Guy Marius Sagna jàpp nañ ko c'est-à-dire ñun lijjantiwuñu ay jàpp ñun ragaluñu ay jàpp ñun sóoraalewuñu ay jàpp mais dañu xalaat rek ni combat bu mel nii bu taxawee un combat citoyen il faut que mu am ñu ko porter il faut que mu am ñu jàll ci kanam donc ñi jàll ci kanam li ñuy def xam nañ ko bu ñu nee nañu organiser de résistance xam nañ ko donc loolu ñun dañuy assumer conséquence u la ñuy def léegi nag askan bi bu boobaa la ñuy déglu ci taxawaayam la ñuy xaar ci taxawaayam parce que Sénégal quand même dëkku gor la benn minorité mënu fi nekk parce que yor na armée police gendarmerie justice ba loolu doy ko mu jël ay pouvoiru assemblée nationale jël ci denc ci loxoom ba noppi di ñu noot ñun ku wax ñu tëj ku ñu bëgg a fexeel ko lu ñu bëgg a def ko loolu je crois que askan wi moo ko war a bañ loolu dañ ko war a xeex mu jóge fii dañ ko war a dakkal kon tey jii ñun képp kuñ ci jàpp ci ñun la ñu waxoon ca la ñuy nekk rek parce que am nañu droit quand même organiser
la résistance te loolu la ñu woote depuis suñu conférence de presse bi te lañ koy assumer pénalement te loolu ñu ngi ci kon seule la lutte libère yu mel nii day yokk ay ci réew man xalaatoon naa ni président Macky Sall dina désamorcer tension bi nga xam ni moo nekk di ñëw ci lii ñuy fexeel Ousmane Sonko ak lii ñuy fexeel lanceur d'alerte yi mel ni ñun xam nga parce que du démocratie nga bëgg nekk ci reñ boo xam ni yow doo am benn opposant doo am kenn ku wax xalaatam nga créer sa benn état d'urgence benn sa situation d'urgence benn mooy troisième régime bi ñu dugal ci 69-29 bi rocc fekk lu jiitu rocc nga ci assemblée nationale état d'urgence ak état de siège ba noppi téye lépp di buur di buum lii bu ñu ko bàyyee waxuma la 2035 mais au-delà de 2035 sax Macky Sall dina fi nekk samp fi ci lu dul yoon baal leen ma de téléphone bi mooy dagg affaire yi donc képp ku ko nar a gêner mu jàpp la tëj la ci kaso bi donc loolu mooy stratégie donc ñun loolu il faut que ñu lànk ko mais dañuy xaar ba ñoom ñu àgg ci cëppaandaw bi dañuy xaar ba ñu xam fu ñu jëmee fu ñuy jëm ak ñun fu ñuy jëm ak Ousmane Sonko donc loolu moom dana leer ci fan yi di ñëw kon Macky Sall moomuñu bu kenn am ay sikki sàkk ay ragal ay arrestation ay police ay DIC ay gendarmerie ay torture ay brimade ak yooyu gis nga histoire conquête démocratique day tollu jamono boo xam ne nit ñi il faut que ñu def sacrifice bi nag ñun ñii ñoo ci war a jiitu parce que nit ki boo koy woo ci dara da nga cay jiitu booy woo nit ki ci dara da nga cay jiitu moo tax ñun ñu assumer suñu responsabilité te bu leneen jotee dinañu assumer waat suñu ay responsabilité parce que dëkk bi Macky Sall ëppale wuñu ci duñ ko seetaan mu nekk fii di buur di bummi jëmee ñu ci loo xam ni xamuñu lu mu doon parce que koo xam ni mandat am jeex na mu ngi ci dernier mandat constitution bi nee na mu ngi ci dernier lu muy faxasee opposant bu ko gêné lu muy xàll yoon baal leen ma de coup de fil yi mooy dagg live bi donc loolu la ñu war a retenir fi mu nekk nii ci régime d'intimidation et de brimade la ñu nekk dañu bëgg tëj ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a diriger jeunes yi ci contestation boobu nga xam ne duñ ko nangu parce que ñu ngi jëm ci tëj Ousmane Sonko ñu ngi jëm ci levée immunité parlementaire te ñoom xam nañu loolu dafay yëngatu donc buñ ci àggee am na ñoo xam ni bëgguñu ñu bokk ci njiit yi donc loolu la ñuy def ni ñuy def direction Pastef fi mu nekk nii di décapiter di arrêter di jël bopp yi di arrêter day am histoire politique bu Sénégal fu muy toll loolu day am ñun nag xam nañu luy loolu on est prêt à consentir ce sacrifice pour vous parce que man mënoon naa jël sama retraite politique depuis longtemps parce que 88 ba léegi quand même maa ngi xeexal askan wi ci wàllu liberté ak démocratie parce que réew bu tolloo fii dootul doon débat wu xam-xam mais débat wu liberté lay doon débat wu démocratie lay doon combat wu liberté kon lay doon combat wu démocratie kon lay doon tamit may wax ndaw yi ñu jël seen avenir en main te xam ni dëkk bi ñoom ñoo koy yor ëllëg man li ma ciy sonn mooy man daf ma leer ni Sénégal dafa war a mën a neex yàlla may nañu lépp may nañu gaz ak pétrole bu doy may nañu zircon bu bëri may nañu marbre may nañu or may nañu jën may nañu lu nekk phosphate ak fer ak lu nekk may nañu ko ay suuf yu naat ba doxande bi ñëw fii ñu leen jox ay milliers d'hectares pour ñuy bay di exporter te ñun amul lenn lu jëm ci lii de la ñuy xeex pour jotaat suñu réew ci suñu loxo liggéeyal ko suñu bopp loolu nag sacrifice bu mu laaj ñun dinañ ko ci def suñu liberté mooy lu gën a tuuti ci lu ñu Sénégal jaral suñu liberté
mooy lu gën a tuuti ci lu ñu Sénégal jar. Donc Assane mi ñuy jàppewuñ ko dara. Audio bi ñuy wax amul benn charge compromettante parce que fii la ñuy wax ci rajo yeeg télé yi ñun dañuy organiser ay comité de résistance mais ñu ngi organiser jeunes yi au niveau des quartiers ñun ñoo ko wax ñu ngi ci am nañ ci droit. loolu bu fekkee ne dañu koy opposé jaay ñu doole rek mooy tax ñu tëj ñu ci mais loolu lu ñu yoon may la te fépp fu ñu mënti dem yoon daf ñu ko may dañ koy def. léegi nag nañu prouver fan la ñu woote ni dañuy taal dëkk bi wala dañuy yàq dëkk bi loolu àgguñ ci parce que ñoom demaguñu jusqu'au bout de leur logique donc loolu àgguñ ci. léegi lii yëpp nag am na loo xam ne sax du ma wax lu ko waral ak ku ko waral parce que kooku détail la mais démocratie daal ndaw moo ko moom seen dëkk mu ngi seen loxo seen liberté mu ngi seen loxo. Macky Sall bu gañee paire de manche bi maanaam bu réussir tënk Ousmane Sonko tënk activiste yi tënk lanceur d'alerte yi tënk société civile xam leen ni Sénégal moom ci buumu jaam lay nekk fii ba 2040 et quelque. léegi nag buñ ci jógee léegi mën naa bañ a yàggati sax Sénégal jotaat bopp. kon lii mooy leeral yi ma leen doon leeral. Clédor kenn du ko recherché parce que ñëpp xam nañu fu mu dëkk mu ngi dëkk en face gendarmerie ba noppi activement boobu ñuy wax pour jaay la Assane Diouf xamaguñu luñ koy reproché. léegi maa ngi dégg ci commentaire yi ñuy gii jàpp nañ ko parce que Assane Diouf bu ñu ko jàppee ci audio boo xam ne man maa ko def kay man la ñu war a jàpp ba pare parce que man li may wax boobu ba tey man maa ngi koy assumer. man ci man la ñu waroon a njëkkee te ñëpp xam nañu fi ma dëkk donc fii ak suba lu bëri dana gën a leer danañu xam lan la ñuy reproché Assane dëgg te su ma amaatee information ci guddi gi wala ci suba si dinaa dellu def live parce que tàmmuma def live mais pour informer nit ñi pour ñu xam la bonne information il faut de temps en temps ma dugg di leen informer. kon lii rek moo doon jotaay bi xalaatuma woon mu guddee nii sax donc maa ngi encouragé jeunes yëpp kenn bañ a démobiliser wu kenn bañ a perdre moral parce que man mii lépp lu ma def lépp lu ma wax xam naa li ma ci mën a fekk te nee naa leen nit mënul bëgg dara te du ko jaral dara nit mënul bëgg dara te du ko jaral dara kon Sénégal moo ñu jaral lii. Macky Sall kasoom rek la yor ak ay alkaateem ak ay jugeam amul leneen du ñu rey te loolu dafa am fu mu yem askan bu mànkoo booloo jóg amul benn nguur bu ko mën a dékku ñoom loolu la ñu tiit loolu la ñu ragal parce que dañu tiit sànq maa ngi romb ci benn station Total daal di gis ñeenti fourgonnette gendarme mooy minibus yu gudd yooyu ñeent fees dell ak ay gendarme yu solo ay tenue d'émeute comme si ñoom intérêt français yi moo leen gën a ñor sax protection wu Sénégalais yi loolu dama ko gis mu jaaxal ma xam ne ñii perdre nañu seen sérénité donc régime buy tremblé la régime bu wóoluwul boppam la régime buy paniqué la ñu jàkkaarloo moo waral cette vague d'arrestation tout azimut mais lu wóor ba wóor mooy nañu dem rek lépp lu ñu rendi incha allah seen loxo lay nàcc kooku seen serviteur moo leen ko wax tey lépp lu ñu rendi seen loxo lay nàcc donc ñu ngi may wax ni gii arrêté nañ ko gii buñ ko arrêté tooñ ko parce que moom déposé woon na pour demander manifestation le 24 enfin pas déposé mais avertiroon na ñu day def manifestation le 24 donc loolu waruñu ko ci mën a jàpp parce que ñu ci dëkku démocratie wax dëgg yàlla surtout Assane Diop tey Assane Diouf plutôt ñu ngi ko invité télé mu tenir discours bu dal mu tenir discours bu responsable loolu kenn mënu ko ci jëm donc
am na ñu ma naan ay la route la digue est en route vers chez toi nañu ñëw man de toute façon maa ngi leen di xaar li ma def xam naa ko li ma ci mën a fekk xam naa ko Sénégal jar na ko mais bugguma kenn am jàqare muy ñi ma jege ak ñi nekk ak man bugguma kenn am jàqare bugguma kenn jaaxle parce que ñoom lii rek la ñu am léegi bu ñu teree défendre suñu démocratie bu ñu teree défendre suñu réew donc loolu kese la dictature moom. donc salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi koy yemale fii parce que téléphone baa ngi sonné rek kon information baa ngi noonu Clédor n'est pas activement recherché parce que xam nañu donc maa ngi fi yemale live bi ba ñu amaat lu leer incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah